aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf mbokku téléspectateur ak téléspectatrice bu télévision El Mauritania mbokku téléspectatrice aussi ak téléspectateur bu émission xeltu tey jii ñu amati beneen kàngam ci sunu plateau koo xam ni am na lu bëri loo xam ni tey jii mën nga ko jàngat ak moom ndaxte nekk na koo xam ni def na lu bëri ci biir réew mi. waaye lu yàggul dara du ñuy ànd ak waa régie ñu wax nu kan mooy sunu invité tey jii fële ca kaw fi nga xam ni moom mooy waa Inject nga xam ni moo fa nekk di Mouhamed Bakar mu ànd ak sunu maanaam waa réalisatrice aujourd'hui nga xam ni mooy Maymouna Idumu ñu wax nu kan la ñu invité ji ci sunu plateau muy fukk ak ñaareelu numéro xeltu saison 6. seen émission xeltu moo leen fas yéene sëggal ci beneen jaar-jaaru kenn ci kàngami réew Mauritanie di doomu waalo juddoo ci waalo màggee ci waalo waaye it ñu ràññee jalooreem lool ci waalo ga mu juddoo kooku mooy Cheikh Mbacké Fall juddoo ca Garak ci atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk ci bésu juróom-benni fan ci weeru août. ginnaaw bi mu amee baccalauréat ci la ñëw fii ci capitale bi di Nouakchott ngir jànge ci njàng mu kawe mi fii ci l'université bu Nouakchott fi la jànge ba amee fi licence am ak li nga xamante ni moom la ñuy woowee maîtrise ci wàllu administration ak lépp lu jëm ci wàllu koom-koom ak ndimbalu askan. bi mu jógee fii ci biir Nouakchott ci la jëm tugal fële ci réewum France dal dafa jàng ba am fa DA waaye it def fa li ñuy wax 3e cycle ba jël fa doctorat am ci lépp luy jokkale maanaam relation internationale ci l'université bu Reims. ginnaaw bi mu amee li jaasaam yu kawe yooyee ci la ñibbisiwaat fii ci biir réew mi tàmbali nag di jàngale ci l'université bu Nouakchott ci atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent ba junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ginnaaw loolu nag ci la sóobu ci li nga xamante ni moom mooy politique gu réew mi ndax kat dafa jàpp ne bokk na ci doomi réew mi nga xamante ni war nañu yóbbu réew mi ci kanam war nañu taxawi réew mi te loolu yépp nag bokk na ci li nga xamante ni moom mooy mëbëtam moo tax mu dugg ci lii di politique ci atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett ci la njëkk nekk conseil municipal fële ca mairie bu Rosso ci atum ñaari junni ak benn ba ñaari junni ak juróom ñu ràññee woon ko lool mu doon député fii ci l'Assemblée bu nationale taxawu woon fa askanam nag lool ñaari junni ak juróom-ñaar ba ñaari junni ak fukk ñu fal ko mu tafu woon ci njiitu jawriñ bi fi nekkoon waaye it bokkoon ci ñi ko doon xelal ci jaar-jaaram yu sell yooyu ak taxawaay bi nga xamante ni moom la taxawu woon li nga xamante ni moom mooy askanam tax nañu koy lim ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy jàmbaar yu fakk yi tëdd fii ci biir réew mi kooku nag moom mooy Cheikh Mbacké Fall di ganu seen émission xeltu tey jii. voilà kon mbokku téléspectateurs yi sunu gan a ngoog defe naa ni kenn dootu ko présenté ci biir réewum Mauritanie ci jaar-jaaram ak lépp li nga xam ni war na ko taxaw ak réewam lu bëri nag war nañ ko mën a waxtaane tey jii te incha allah daan ci waxtaan ak moom dem ci xuus si lu sore professeur Cheikh Mbacké Fall wala honorable député bu mu ci wax rek noonu la ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. di leen gërëm di leen sant di remercier waa télé bi ñu am invité ma ci seen tur et di gërëm samay mbokk ak di gërëm réew mi balaa ma dugg ci mbir yi portrait bi dafa am fu mu kiyee tuuti. waaw mooy fi muy wax ni. waaw man jànguma fii Nouakchott. man jànguma fii bi may dem université amul Nouakchott. waaw moo tax sama jàng xaw doy waar parce que dafa doon jàng man kenn. gannaaw bi ma jógee ENA. fekk grève yi bare. ma dem def ENA bu ma jógee ENA. bi ma ci duggee am naa yéenewu dem jàngi. université livre sax daf fi jafe woon. bu may àbbal livre dafay jafe ambassade de France laa daan dem di jàngi am naa samay mag yu newoon fii yore ay établissement secondaire yoo xam ni sax merewuma leen mais de toutes les façons
pour ma am livre sax jamono yooyu dafa jafe. fii nga amee bac mais France laa amee bac Paris 7 nga amee sa France laa amee bac laa defee équivalence au bac. bac waaw foofu après nga continuer. ma dem université nag fa laa jàngi sama étude universitaire yëpp. waaw moo tax. damay gërëm sama réew. mais damay gërëm France itam. parce que France ñoo ma may loolu ñoo ma dimbali ci gannaaw ba ma yàlla ak yant bi ak Cheikh Ahmadou Bamba dimbalee. ma mën jàng. parce que jàng fii dafa jafe woon. mais nan nga demee tugal parce que loolu tamit que si jamono jooju xawoon na jafe ndaxte seen waajur yi gëmuñu woon dara lu dul alxuraan ak tool bi. nan nga demee Europe. waaw ni ma demee Europe moo di dafa jafe ma amoon conviction sama waajur bu ndaw bu ma ko jëkkee tàggu dafa bañ. boobu sama waajur mi ngi dund. mais bi sama waajur gaañee bi ma dellu see fekk moom itam mu gaañu. ma ne nag léegi la voie est libre. léegi par mes propres moyens laa demee maa paasal sama bopp bateau laa duggee. dem jàngi. ba ma demee yàlla dimbali j'ai trouvé des amis yu nekk foofu def stage. ma nekk ak ñoom ànd ak ñoom ñu jàppale ma may jàng. ñu nekk ak ñoom bay seen ñibbi jot ñu ñibbisi. ma am fa ay xarit. ku ñuy wax kan Assane Sarr de Dagana. sama xarit noonu nekk ma jàng ba ma pare yëpp. mais ñu nekkandoo may jël wut sama studio di jàng di liggéey. bon yàlla dimbale ma ak yonent bi ak Cheikh Xale ak samay waajur itam aw ma benn problème sama jàng. amu du problème économique. du beneen problème. kooku moom dama ciy sant. yàlla ak yonent bi ak Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké ñoo ma defal loolu. voilà professeur du ñuy sóobu nag dugg ci débat bi loolu nga souligner léegi am na solo loolu am na importance. alors après say études da nga préféré ñibbisi en Mauritanie lan moo la poussé pour nga ñibbisi lu tax moment boobu yomboon na pour nga neutraliser wu am nationalité française toog en France liggéey fa. lan moo la animé pour nga dellu soit en Mauritanie. ñibbisi sama réew jàppale sama réew mais jàppale sama askan sama communauté parce que bi ma fiy jógee dafa am ay yu fi am. ci samay mbokk yu metti ñu tooñ leen ñu dugal leen kaso dégg nga ci ay yu amul solo ñu jël avocat ñu perdre procès bi. loolu ci yan année la. ci avant juste avant may dem vers les années 70 yooyu. la am. waaw ñu tooñ leen ci tool yi. ñu am problème ak éleveurs yi. ñu tooñ kenn ci ñoom mu fetal jam ko rey ko ñu jël ko ñu indi ko fii tëj ko mu jël avocat procès ba doy waar bu ñu dem ca ñun ñëpp jooy nañu keroog. kon problème suuf du tey ci réew Mauritanie. du tey ci réew Mauritanie du tey ci Afrique sax toute la Afrique de l'Ouest yëpp problème suuf c'est perpétuel et puis kii lu yàgg la ci zaman ak tey su béykat ak borom bàyyi ma dañu am problème. waaw mais lu am solo moo di. nguur yi ñoo koy réglé. ñu koy réglé bay ku nekk. gis say bopp defar parc yi defar pâturage yi ak yooyu yëpp c'est problème de développement la. yooyu yëpp c'est des problèmes de développement. voilà nguur yi ñoo koy voilà nga ñëw dugg université di fa jàngale relation internationale mais bi nga ñëwee à l'université est-ce que moment boobu yomboon na aussi tamit que ci yow. bi ma ñëwee université yombul bon parce que man amoon naa sax liggéey pour dem Beyrouth Liban amoon naa ci internet kii Nations Unies. liggéey poste pour dem Beyrouth. ba ñu ne ma ñëwal nga def sa dernière kii mais bi ma ñëwee fekk Beyrouth mi ngi tàng. mi ngi Beyrouth dafa ay rek la woon bal yaa ngi tàkkanoo yi. ma désisté. ma dem fee siège yu Nations Unies à Paris ma dellu neen man léegi daal je préfère daal m'abstenir parce que xaw ma booba temps bu ma demee Beyrouth. am naa poste bi ndax daa dellu si wala doo dellu ndax dinaa toog 15 ans wala dinaa dellu si 4 ans 5 ans wax naa ñëw wala du ma ñëw. bon ma far nag yeggale sama thèse rendre kii sama kii wu Beyrouth bi ñëw yeggale sama thèse daal di ñibbisi nag. mais bi ma ñibbee itam pour sama réew a tax ak pour samay mbokk sama communauté. Cheikh Mbacké Fall encadré nga ay cadre yu bëri tey jii ci biir réew mi
est-ce que cadres yooyu nga encadré ils sont reconnaissants envers ta personne. oui am na dama la kii am na question université bi ñu ñëwee bi ma cee dem booba statut sax amuñu ministre bi dafa ma wax ne bu dañu la soxla université dañu lay jël nga dem parce que affaire étrangère laa doon xaar mais bi ma dem moo ma wax ni ma da ngay ñëw université nga ngeen dugg am yeneen docteur daañu ñëw bu ñu ñëwee ngeen defar seen statut ngeen defar seen ngeen taxawal université loolu la ñu defit xeex ko dugg ci université bi dugg parce que moo tane woon parce que au moins au niveau statutaire dina baax yi bon ensuite am nga logement. kon statut bi si seen kanam la. noo ko defar nun ak ministre bi ak syndicat université yi. à l'époque kan ma doon ministre. Asni di laal na ci tuuti. waaw bi ñu yëgee fekk nañu Asni di fekk nañu nu mu tudd. kooku zaman Makhtar Ould Daddah la. déedéet fekk nañu militaires yi booba militaire booba. y avait Attié le colonel Attié je crois. nekkoon nañu ak secrétaire ba Xama Xattaar. Yarahmu Cheikh Sadibou Camara était conseiller. ñooñu am na ñeneen ñi mu nekkaloon wax yert bi. ñooñu ak Xama Xattaar ñoo doon kii bi ma ministre bi waxee ba pare li ma léegi demal parce que soxla nañ la dañ la soxla fii. léegi ma ne ma choisir ma dem sama kër ma réfléchir le lendemain ma jox leen dem université amul dara. mais dellu si sama question. est-ce que ñi nga jàngal di ay cadre te ñu mën si citer ñu bare. ba kër gi ñu nekk di télévision nationale am nga ñoo xam ne jàngal nga leen fi. est-ce que cadre yooyu nga jàngal tey jii delloo nañ la njukkal. parce que dañuy wax ne en général l'enseignement est un métier ingrat. oui noble mais ingrat. il est ingrat. mais njukkal bi sax du njukkalu matériel wala leneen. mais reconnaissance bi am na. wax dëgg yàlla. et puis j'ai pas regretté. xale yu am bu ñu ma gisee am na ñoo xam ne ba tey dañu ma topp jusqu'à aujourd'hui. mais regretté woo tey jii. lu tax nga desoo en France dellu siwaat ci biir réew mi regretté woo ko benn yoon. regretté wu ma ko parce que sama réew laa ñëwal bu am na ay moment yoo xam ni vraiment sa xol dina xaw siis. bon sa xol dina xaw siis bu yenn événement amee. yoo xam ni da ngay waaru. yow mënuloo ci dara tu es singulier tu es yow rek yaa sa koñ ak yeneen nit. mënu leen ci régler dara metti na. ba sa xol day xaw kii. naa la jox un exemple 89 j'ai réservé 3 fois à Air France pour dem ak sama famille. mais ma toogaa nit du ma dem fenn. parce que su ma demee day doy waar. ku mel ne que man du daw réewam. man du ma daw. ku mel ne que man doom bu mel ne que man du daw réewam. say maam de daaw na woon daw xaw ma nag ndax doon nga maam wala doon noo maam. du ma daw sama réew daal man ñetti yoon réservé naa ko Air France am na seede dégg nga ñu ngi fi ñenn ñu ngi France ñu xam nañu Air France lañu doon liggéey ñeenti yoon ma dindi réservation bi. mais doyen Cheikh Mbacké dugg nga ci wàllum politique lan moo la animé ba nga dugg ci politique ak ban at nga dugg ci politique. gis nga politique dara duma dugaluma ci lu dul dimbale sama réew gis nga man je suis profondément nationaliste ci boo ko seeti ci biir bi tam patriote laa bu mag dama bëgg sama réew dégg nga dama bëgg mu jëm kanam dama bëgg encore liberté ak démocratie man c'est fondamental en moi dama xam bokkaale dama xam partager samay askan dañu xam bokkaale ba ma jóge sama maamaat ak tey dañu bokkaale di yor nit yi di leen jàppale di leen yërëm di leen dimbale bay ma teer ci Cheikhul Khadim bay sama maam man tur bi ma yor ku ma gis daf koy laajte mais sama maam moo jëkk gannaaw Cheikh Mohamed Lamine Diop ca Dagana sama maam bii ba Ndar moo fi jëkk duggante ak Cheikhul Khadim. fan la duggante ak moom ca Garak. ca Ndar d'abord. Ndar d'abord. waaw wax ca Touba. waaw dégg nga ak fii ci Garak c'est connu waaw ñun sama maam kenn seexalu ko xëy na seex du woon sunu ëyf waaye yoon wi dañuy sant yàlla biñ ci duggee dégg nga di sant yàlla ak intu Cheikh Khadim. kon li la dugal ci politique c'est parce que da nga nekk nationaliste. waaw bëgg sa réew
nekk patriote. je suis démocrate loolu moo tax dem nekk démocrate loolu moo tax nga dugg ci politique. waaw alors politique. boobu nga dugg. nan nga ko dundee. nan nga dundee la politique ci at yi nga ko duggee ak ban at nga dugg ci politique. dugg naa vers 88 conseiller municipal j'ai préféré commencer par la base bon may dem di liggéey maa nga nam di moom maay difficile laa duggee politique. est-ce que ce n'était pas tard. pas du tout en 88. non c'était pas tard parce que dama bëggul woon ànd ak ñenn ñi dafa am njiit yoo xam ne bëgguma woon ànd ak ñoom bu ma àndoon ak ñoom bu ma ñëwee bu ma àndoon ak ñoom dinaa nekk ministre sur le coup mais bëgguma woon politique yi ñu doon mëne neexuma woon ma toog sama. mais à l'époque parti politique suñ ko waxee sax pratiquement amul. amul woon presque benn parti politique moo amul woon waaw. waaw bi ma duggee itam ma dugg pour jàppale encore sama réew ma dugg ci parti Taya. ma dugg ci PRDS. ànd ak sama mag Deyna Sow. alors ñu ànd ci liggéey bi maa ngi koy nuyu au passage di ko seet di seet yaramam. mais mu difficile lool xajul fii ci télé bi. sama politique dafa metti parce que dama départ da nga si jànkonteel ay jafe-jafe yu bare na du jeex. mais demoo ci kaso. déedéet du ma dem kaso parce que man du ma def lu ma yóbbu kaso. j'ai servi comme de grands fonctionnaires mais je n'ai pas besoin de l'argent de l'État. mais su fekkee ni da ngay politique. te nga wax ni léegi da nga nekk koo xam ni ku dëggu nga. waaw ku sincère nga. waaw démocrate nga ku gëm sa bopp nga. ku am lu bëgg nga. waaw alors ragal moo la taxoon xëy na li nga daan gis xëy na neexu la woon doo ci xuus ba sare ba mu lay yóbbu kaso. déedéet du affaire ragal ci biir parti bi au sein du parti dama doon wax lu ma bëgg a wax. ça veut dire que Cheikh Mbacké masul opposé wu. damay bu mu waxee assemblée dañuy defe ni man opposant laa et le président Taye était au courant il m'écoutait mais loolu moo doon sama vision moo di il faut que mu am doom yu relever yëf yi tuuti el boobu laa doon dugg man les gens yu bari n'ont pas compris parce que politique dafa jafe mais el bi ma duggee woon el la boo xam ne bi du ma ne woon nekk comme opposant mais dama dugg pour ñu relever parti bi démocratiquement et au niveau des libertés pour mu jëkk tuuti nit ñi mën a ñeme dara. mais professeur à l'époque su fekkee liberté lu ñuy wax liberté jamono jooju amul. amul mais il faut que nun nu koy coow il faut que mu am nu koy coow parce que. mais yan jafe-jafe nga ci doon rencontré jafe-jafe yu metti bu ma waxee sama ñooñ sax ñi ma nekkal dañuy yëkkati si ba mu alhamdulilah la wax la première fois ma demee ko conseil national ba ma demee conseil national ngoon bi ma demee fii ci seen gannaaw ba ma ñibbisee dama wax sama kër ni leen damay bàyyi ñu ne ma bul bàyyi parce que kon da ngay décevoir man leen lii ma xaw ma ko parce que man du ma toog ci parti gis naa yu bare dem naa réew yu bare jàng naa yeewu naa ñuy wax ay président toog ñu naan ko ay nawet bi baax nag nawet bi neex na xar yi lekk nañu ñax ak lekk ñu yax man yooyu du samay mbir réew mi la ñuy waxal ba ma xëddee ci gannaaw ba ma jël parole ñoom réew mi yëpp dañu gestu di ma xool ñu yore réew mi kàngam yi yëpp di lekk xaalis bi di gauche à droite dañu noppi lu président wax ñu ne waaw man nag du ma def noonu. mais est-ce que jamono jooju daan nga toog ak kilifa réew mi à l'époque di wax ak moom comme ni nga may waxee nii comme ni nga ko doon waxee ak sa ay nawle wala comme da nga ko daan def comme ñenn ñi rek suñu waxee ci biti parce que seen kilifa jamono jooju aussi tamit kenn ñemewul woon taxaw ak moom face à face di ko wax. plusieurs fois toog na ma wax ko face à face nu toog ci taabal Ramadan day invité bu Ramadan weer bi. dara du la ci fekk lu ma ci fekk maak ñoom ñooy wax ma wax ko li am ci réew mi wax ko li nu bëgg suñu progression wax ko vision nit yi ci réew mi waxante li jaadul bu ma yabal na ma Gidi Maxa 14 mois ma liggéey toute la politique du PRDS maa ko liggéey Gidi Maxa mais bu ma ñëwee la fa metti ndox du fi jar 900 yëtaa yooyu bëri ko 900 la doon jar suuf yi wax ni ko xale yu jigéen ñi bu ñu jàngee Gidi Maxa xale bu ñu jàngee du ñu mën dem collège parce que benn collège moo am seen i waajur duñu leen yabal bàyyi nu dem jàngi mu ni ma loolu mooy lan mu ni ma ne ko ndox na sax mu ni mu tiit wool ma Sidney soxnaa mu ñëw mu ni ko programme japonais yi ndox mi ngi nii naa na tax lu dama koy wax te dama ko wax daf koy def waaw face à face bu may wax alors ça c'était en 2001 xam nga dañu doon wax dictateur la mais du dictateur xam nga nit da nga koy xam c'est un monsieur très ouvert et très intelligent
Maawiya est un monsieur très ouvert et très intelligent boo jiitee nag lu am yépp ñu fëgg ko sa kaw du leer ba ñu def tribunal comme Nuremberg bés bu ñu deful tribunal bu mel ne que Nuremberg ñu xam kan moo joxe ordre kan moo def lii kan moo wax laa kan moo wax laa kan moo wax lii bu boobaa dina leer. voilà mais monsieur Fall xam nga en 2001 nga nekk député en 2001 ba 2005 lépp dagg après bi nga xamee ni coup d'état am na fi lépp taxaw en ce moment là ñu yéen ñu wàcce leen. dafa mel na à partir de ce moment boobu si nga presque mën nañu wax ni fay ci wàllu politique. fay ma bi coup d'état bi amee Maroc la ma fekk ma ak sama soxna dañ doon def consultation dama ko wax daar dañuy binti parce que bu loolu amee nu toog à l'étranger dañuy defee dañ daw ma ne ko man du ma daw nu dugg avion ñu tëj avion bi air Maroc may wut air Maroc pour mu yóbbu ma Dakar ma ak sama soxna ñibbisi ñu wax no yàlla di wax daa ngeen am kii ci ëllëg ci ngoon nu ñëw aéroport avion am na ñibbisi ba ma ñëwee parti bi ñëw jëkk a woote bi ma ñëwee nii nga toogee la secrétaire général du parti toog ma toog ni ci wetam enseignant la woon à université comme man assistant la woon mu ni ma professeur yow laa jëkk jox parole ma ko ni ko ànduma ci coup d'état du ma ci ànd le pouvoir par les armes par la force du ma ci ànd mukk tey nag amul lu ma wax lu dul loolu ak les archives du parti ngeen conserver leen pour les chercheurs ak ku bëgg xool li ñu doon def Mauritanie ñu xam que ëllëg ma ne ko je te rends la parole boobu pare ñu woote waa député yi j'ai dit la même chose j'ai dit la. mais lan moo la tax nga écarté wu. parce que ànduma ak coup d'état rek ànduma ak coup d'état. et depuis boobu ba léegi. par les armes ànduma ci. non mais depuis boobu ba léegi. waaw duggatoo benn yoon ci wàllum politique. dugguma wàllu politique maa ngi toog di xaar rek. maa ngi toog di xaar est-ce que xaar boobu c'est pas trop tard. déedéet. wala est-ce que tey jii retraite jotul ci yow tey jii ci wàllum politique. retraite gaa jotagul y a des gens qui vont jusqu'à 80 ba jël noo duggandoo sixième mi ngi politique ba tey. diina deena yàlla na ko yàlla yërëm mais boo jël masul bàyyi politique. waaw mi ngi ci waaw dafa mas a continuer kon maa ngi lay wax ne mais est-ce que tey jii. yow tey jii amoo un retard par rapport ak sa ay maas. retard est-ce que tey jii jotul ngeen encadrer xale yi bu jox leen fit dëggal leen pour que ñoom ñu mën a noyyi. est-ce que jotul aussi tamit ngeen bàyyi seen ay doom seen ay sët ñu dem parce que aussi tamit que lekk sa wàllu sët lekk sa wàllu doom tamit que loolu tamit que. nga baal ma ci waxin bi mais ci terme bi que tubaab di waxee égoïsme la. wax nga lu rafet wax nga lu dëggu ci laa nekk moom laa di organiser ndaxte man dëkk ba mu bokk sunuy mag ya fa ne woon dañu waroon defal nu loolu defuñu ko loolu mooy carence wala fii mooy seen doole. voilà Rosso mooy seen pays. dañu waroon préparer la relève tout à fait amul nu ñëw nun man dama ñaan yàlla feebar bii yàlla génne ko ci réew mi yi te yàlla dina ko def ak yonent bi Cheikh Al Khadim léegi dootul yàgg bu neexee yàlla amiin incha allah dina ko def léegi dégg nga ndax vaccin moo mën ci lii dara am na vaccin bu génn ca Russie doomu Poutine sax pikiir nañ ko ci vacciné nañ ko waaye OMS dafa ni du ko valider léegi ba mu xam protocole bi am na ñeneen nag ñoo xam ni ñu ngi defar vaccin parce que pare nañu ay test ak yooyu la ñu dese ci la américains yi wóolu ci la européens yi wóolu dina génn incha allah mois de mars kon ça veut dire que le mois de mars la ca topp yëpp sa mbébét ci wàllum politique bi tey jii li ko baare mooy Covid 19 mooy Covid 19 bi ak ñu jéem gisante nun ñëpp nu toog nu waxtaan bu mënee ne. tey jii xale yi. nga wax ni tey xale yi ne dégg naa dama laa tontu ci sa question bi. man bëgg naa ñëpp bëgg naa ànd mais lu doon sama sago moo di ma taxaw ak ñu mel nag man bay xale yi taxaw bay dëgër. parce que y a des cadres valables. mais moom laa di wax maa ngi ciy ñëw parce que yegg seeguma ci problème mu communauté yi. waaw communauté yi. nun communauté lañu communauté boo xam ne bii ca cosaan nag tey dafa am ci réew yépp mu di askanu wolof mu di lu yaatu gis nga xoolal le hasard fait que qui actuellement celui qui dirige la junte du Mali est de Guy Dakar ses ancêtres sont de Guy Dakar
c'est un Diaw de Guy Dakar. l'un des putschistes. waaw. mu di officier nee ñu bu am maana xaw ma ko. mais maamam Guy Dakar la bokk. un certain Malick Diaw. waaw ethnie ak communauté amul kii dañuy màgg ci réew bokk ci réew nag nun dañu fi cosaanoo sax di wax olof ak naar am na naar yoo xam ne nun sama askan ñoo leen jiitu ci réew mi man xam naa fi ma bokk lool de xam naa sama réew lool ñoo leen fi waaw mais dellu si sama laajte ci. waaw damay ñëw ci wàllu askan wi. ci wàllu politique bi surtout. waaw relève bi nga xam ne tey jii sa ay maas sa ay morom y compris yow sa wàllu bopp war ngeen ko tey xàllal xale yi. mais war nañ leen ko xàllal mais il faut nu xàllal leen mais il faut nu waxal leen wutal leen ba ñu dëgër ñu xam ni am nañu fu ñu sukkandiku. mais malheureusement wutul leen xale yi seen bopp. déedéet man wutaluma kenn. soo wutul sa bopp sa maas mi ngi wutal boppam. man wutaluma kenn wutaluma sama bopp man li ma bëgg xam naa ko xam naa fi ma jëm añaanuma ñëwuma kenn mais dama bëgg balaa ñuy taxaw mu am yu ne ci ñoom yoo xam ne dañ koy dindi ba ñu doon benn. mais loolu su ngeen ko tracé wul yéen mag ñi. waaw nan lay amee. mais nu ngi ci nag loolu laa la wax ni la maa ngi koy waaj bu lii jeexee bay jàmm am bay nu kii maa ngi samay morom ak samay rakk ak génération yi ñu mën woo ak ñi man amoon kii nu mu tudd dañ ko waxee ñi nekkoon député yeeg yooyu kilifa yi. mais est-ce que mag ñi nga xam ne ñoo nekk ci seen askan. nekk fi tey jii nekk ci maanaam au sommet. est-ce que yaa ngi am ak ñoom ay waxtaan ay waxtaan di waxtaan pour que ñoom seen wàllu bopp ngeen mën a toog en tant que mag yi ngeen mën a feeñal xale yi encadrer leen parce que tey jii au lendemain du gouvernement sa communauté duñu jóg di yuuxu di wax ne amuñu ministre amuñu nii amuñu na alors que tey jii leadership li may wax à chaque fois et je le dis à chaque fois amul ci seen communauté yéen parce que nanguwul kenn jiite ko mag ñi nangu na xale yi ñëw xale yi tamit que fu mu toll fi nii jot na ñoom si seen wàllu bopp ñu ngi fippu neen nu duñuy taxawal am nañu benn à ton information que ni week-end bii rek pas plus tard que week-end bii am na ndaje bu nu def les cadres wolof yi nga xam ne def nañ ko def benn jàngat xool si waxtaan si pour taxawal dara ci seen avenir ëllëg est-ce que pare ngeen tey jii pour ànd ak ñoom ci loolu et ensuite yow si sa wàllu bopp nga wax ak sa ay morom en tant que un doyen koo xam ne tey jii ñi la mag ci wàllum politique ci réew mi barewul tey si sa communauté. du noonu bu ñuy def ay affaire bu ñu ko def ñoom kenn kese wax naa ko fu ne bu ñu ko def ñoom kenn kese amuñu doole nañu dem waxtaan ak seeni mag ba pare xam nga lan moo bëgg a yàq àddina bi léegi. moo di xale day jóg rek boppam nooy. du kii mën a jaayam du kii magam du kii ko mais kooku du baax. du dem mais da ngeen leen tànc. tàncunu kenn man de tànc ma kenn tàncul nguur gee leen tànc moo ma fi indi tey moom laa di wax. non du question non monsieur Fall. du question nguur parce que nguur. balaa mu lay jox dara. waaw dafay fekk na yow sa wàllu bopp nga am benn organisation. parfaite bu la permettre nguur jox la dara. waaw mais su fekkee ni nguur si wàllu boppam. yéen wanewu leen seen bopp li tax nguur di leen jox dara nan la leen di joxe dara. loolu lañu war a defar mais loolu du xale yi ñoo koy defar dañu ñëw ànd ak ñi fi newoon ñu toog waxtaan. ñoom bañu ànd ak yéen parce que ñu ngi ànd ak yaa ngi ma wax léegi ni ma woote nañu daje boo xam ne. mais xale yi mais am nañu sañ-sañ boobu. am nañu sañ-sañ en tant que jeune cadre ñu toog waxtaan seen biir. mais bien sûr mais nañu waxtaan ak ñu ak seen i mag nañu waxtaan ak ñi fi nekkoon lu mu leen di wàññi ñun dañ leen jox xalaat ensuite ñun bu nu neexee sax ñun ba jox bàyyi wuñu kenn dem mais ñun loolu xamuñu ko dañu ànd ak jàppale ñëpp. mais su ngeen defee loolu est-ce que du ngeen daanu. suñu defee lan. su ngeen nee demu leen est-ce que xale yi duñ leen yóbbu ardo yóbbu leen retraite. mais non du affaire forcé xoolal non du amul affaire retraite yóbbu retraite yow ni nga ko gisee vision boobu ak xale yi du noonu vision bi moo di dara amu fi parce que li fi am ku nekk bopp sa bopp. est-ce que du loolu moo tax tey jii amu leen dara ci nguur gi. loolu moo tax amuñu dara parce que kenn bëggul sa morom dara parce que kenn nangul ràññi ni kii. mën nañu dimbale. bu ñu ko en tant que un expert bu ma dog boo dog. non mais dama lay laaj foofu parce que c'est important li ngay wax mais en tant que expert en tant que un ancien quelqu'un koo xam ne sa xel màcc na ci wàllum politique lan mooy solution bi pour régler ce problème. solution bi moo di nu toog nun ñëpp dama la wax ni la man day bu ma yàlla dimbalee mi ngi sama yéene dinaa ko def ak ñi ma ñëpp toute génération confondue waaye léegi confinement dafa am feebar bi dafa am. da nga koo organiser ak ñi nga ko war a def ko organiser ko ba mu baax
woo ñëpp doo bàyyi kenn koo bàyyi rek dañ ko fàtte ci ñi war a taxaw nu toog waxtaan am ñaari fan week-end tout un week-end def ko fan ko war a defee toogee waxtaane ko wax sunu feebar wax li nu bëgg ay nit mën na nekk mbooloo benn mbooloo ñii nekk opposant ñii nekk majorité mais ñi kii mais intérêt bi di benn ñu xam ne lii mooy seen intérêt ci réew mi ñoom ñëpp ñu jàpp ci lii teegu wala fi defuñu ko dara du baax te kooku lu koy indi mooy toogaan waaye ku toog ñu lay xeex gis nga man mi ba ma ñibbisee dugg ci affaire bi ñëpp ma doon xeex samay mbokk yi ma nekkaloon dañ ma doon xeex collectif de wolof maa ko créé man le nom maa ko indi réunion naa guddi bay garde yi ramasse kon da ngay dëggal sama wax rek ni la yéen du ngeen am dara ci réew mi su fekkee ni changé leen attitude mais il faut que l'on change xam nañu lii di mënul dem au bout d'une décennie de 2 décennies yow jubul ci yow nu toog waxtaan nu nag suñuy rakk ak ñëpp suñuy rakk gaa defuñu dara mais màgg nañu jàng nañu moo ma indi fii ma wax ko moo ma indi fii ma wax ni président Ghazouani toutes les communautés se valent dégg nga toutes les communautés se valent la communauté wolof est une communauté entière elle est mauritanienne elle vote elle a de gros cadres de très grands cadres beaucoup de cadres. Mais donc il y a pas de raison que l'on nous exclut. Non mais kenn exclure leen. bul wax loolu. non mais non exclure bul wax loolu. non mais monsieur Fall. exclure leen parce que. exclusion mooy. bàyyi ma wax ñu bañ leen jox non dam leen bàyyi nga wax. mais ñu bañ leen jox li leen war a jox. joxoon mais est-ce que tey jii. man foofu laa bëgg aussi tamit ñu waxtaan ci est-ce que tey jii être ministre rek moo war a tax ni ñu exclure leen. parce que yéen a ngi occupé ay direction. non occupé ngeen fi ay fonctions yu rëy. occupé nañ fi ay fonctions yu rëy. voilà. mais fonctions yi yaatuwul barewul ñenn ñoo ko yore dégg nga ñun dañu bëgg tey je dis au pouvoir que les communes toutes les communautés se valent su ñu defee un ministre suñu dee 30 ministres que l'on prenne 30 ministres divisés par 5 ça fait 6 ministres par communauté des hommes et des femmes pour chaque communauté 6 ministres. mais est-ce que le droit dans cette moteur non mais est-ce que loolu non mais il faut qu'on se calme un peu. non est-ce que non parce que ñi may wax yi dafa muñ ci ma. non d'accord non mais il faut qu'on se calme il faut qu'on se calme nga wax ak dal comme ça ñi ñu mën la dégg mais dama bëgg li ngay wax ni mu doon loo xam ne aussi tamit que c'est raisonnable parce que tey jii soo waxee ni tey jii nous sommes 6 communautés wala 4 communautés nañ ko diviser par nangam est-ce que gouvernement est-ce que état noonu lay doxee. le principe d'égalité foo ko def dañu bëgg nous exigeons du président de la République Ghazouani d'appliquer le principe d'égalité désormais dans ce pays égalité l'honneur ça nous sert à quoi. mais est-ce que tey jii. l'honneur nous sert à quoi. est-ce que tey jii bul ma dog li may wax bu ma dog de bul bañ ma wax ko. non su ma bañoon nga wax ko du ma la invité. l'honneur ne nous sert à rien. su ma bañoon wax ko du ma la invité. fraternité il y a pas de fraternité dégg nga. non man ngay waxal dégg nga honneur fraternité amul. la ca des amul. égalité nag masuñu ko fi appliqué dañu bëgg le président Ghazouani dañ ko jàppale am nañu yaakaar ci moom dañ ko exiger mu appliquer principe d'égalité ci réew mi. mais yow jaadu na ci yow. mais yow li nga gis tey jii. jaadu na ci yow li nga gis tey jii muy dox ci biir réew mi dalul sa xel yow. masul dal sama xew yow ñaata yoon yow yaa ma mujj interview ku ma invité yëpp ba ma toog tey laajal Habib Sall ak ña leen jiitu fu mu ne wax naa ko parce que mooy dëgg comment dans un pays am naar am xaraatin am pulaar am soninke am wolof c'est des communautés on nomme toujours plus de morts que de blancs que de noirs. non mais non non mais professeur. égalité j'ai dit le principe d'égalité. non professeur on se calme yow kilifa nga responsable nga. kilifa la am na yoo xam ne tey jii xale yi ñoo ko war a wax. nga delloo si leen. parce que tey jii quand tu parles
su fekkee da ngay wax waxu móor waxu nit ku ñuul. communauté waxu nit ku communauté. loolu c'est grave loolu c'est grave pour un pays boo xam ne tey jii ñoo ngi jëm vers xëy na l'unité nationale ñoo ngi jëm vers que peut-être que loolu lépp am mais xam nga am na lu bëri loo xam ni mën ngeen ko régler ci dal régler que ci façon tey jii pourquoi pas demander à être reçu comme ni ma la ko wax benn collectif boo xam ne daa ngeen mën ci yëg seen bopp ngeen dem wax ko ci dal mais xam nga tey jii nekk ci télé aussi tamit que di def distinction entre naar entre wolof entre pulaar entre soninké loolu c'est grave si sa statut yow. Moi je n'ai pas fait de distinction. Je dis ce qui est. Ce qui est, c'est la Mauritanie n'est-elle pas composée de comme ça? C'est le destin qui a voulu créer ça, donc nous devons vivre avec ça. Non kenn werantewul. waaw vraiment kenn werantewul. waaw loolu laa wax nag. voilà gis nga man waxuma. mais est-ce que waxuma di xool li ma waxuma unité nationale. c'est creux. J'ai vu les garçons qui ont créé alternance des cadres xaw ma. Ils ont mis l'unité nationale au fin de leur programme. J'ai lu tout le programme. Au fin, à la fin de quelques lignes, unité nationale. Unité nationale, c'est un creux. dañ ko amee di ko naxe nit yi. mais unité nationale. unité nationale buñ koy def da nga ci taxaw mu di dëgg nga réglé ko. nga réglé ko. dañu bëgg ça fait 30 ans, ça fait 20 ans que j'écris ça. Et d'autres crient, et d'autres dans ce pays. De grands cadres, de cadres dignes. De toutes composantes confondues ñu ngi wax loolu 30 ans doy na nag stop. doy na que l'on revienne à la réalité. D'accord. Et c'est ça, c'est pour le bien de la Mauritanie. Non, c'est pour le bien de la Mauritanie. Mais c'est pour le bien de la Mauritanie, mais man je ne suis pas du tout d'accord avec vous ci sa maanaam façon de voir les choses parce que pour man dama jàpp ni tey ji en tant que tey ji un grand cadre kenn werantewul tey ji li nga def ci biir réew mi kenn werantewul tamit sa li nga taxaw réewu Mauritanie mais dama ni est-ce que tey ji yëkkati dënn moom mooy régler problème bi est-ce que tey ji du toog waxtaan comme ni nga ko waxee ni bëgg nga tey ji dajale ñi nga war dajale waxtaan ak ñoom bind lépp tënk lépp jaarale ko fi nga ko war a jaarale du loolu mooy régler la situation aujourd'hui seen communauté bi nga xam ne tey ji da nga wax ni dañ leen marginaliser wala dañ leen beddi est-ce que tey ji jotul tey ji ngeen dellu siwaat à la raison ngeen toog waxtaan échanger yéenante d'abord seen jàmm seen bopp parce que yéenante wu leen jàmm seen bopp yéen loolu laa la wax yow du loolu li ma wax yëpp yow yaa ngi soog a yegg si xoolal man nii laa di waxee ça n'a rien à voir avec teraanga bu ma jox nit wala jàmm ju may wut wala nit yi def bennoo ça n'a rien à voir nii laay waxee bon ensuite je ne veux pas marcher mes mots dégg nga bëgguma yàq sama wax damay wax li ñu war a wax. waaw d'accord mais nag bu ma dog d'accord ñu wax la logique des choses quand même. dans la logique des choses mi ngi fi ñaata yoon la yenn wala daje dem kii fi jóge dem bërki dem ay wolof daje wu ñu woon ci loo yëg wala loo yëgul dem ca moom ku ne jóge sa boor jóge fa dem daal di wax ba nu demee ba ñu waxee ba pare ñu beddoo. waaw mooy seen problème. mooy li ma wax ku ne wax sa mbir yi. est-ce que jotul ngeen régler seen problème boobu. moom laa la wax ni la nag pour ñu liggéey ko dañoo toog. man ngay waxal dañoo toog. bu ñu toogee nu gis sunu bopp waxtaan ci sunu biir xam nga am na yoo xam ne yi da nga koy junj doo ko wax fii ca kaw da nga koy junj rek bu yàlla defee loolu am wutuñu histoire xoloowuñu ak kenn waxuñu kenn lu ñaaw duñuy toog nu waxtaan ci suñu biir. voilà mais doo dem gis président dans des conditions toujours dans d'autres conditions nga dem ñii mer ñu ñii dem ñii yëguñu dégg nga yii loo xam ne ñëpp a ko bokk dañ koy waxtaan ndànk bay mu jot a ñëpp bokk ci yem xalaat génn ci amal nu njëriñ. yaa ngi ma wax léegi de réunion bu ay xale def. mais lu leen tee jàng nañu yeewu nañu man ñoo ma fi indi tey yow da wax ji da départ bi moom ni nga jëlee départ bi moom du noonu laa jëlee man ñoo ma fi indi tey. ñan ñoo fi indi xale yi. génération yi di ñëw parce que nun dañu am ay doom am ay jarbaat am ay rakk dégg nga bokk ci réew mi ñu jàng ñoom ñëpp ñu xam nañu seen diplôme ñëpp. waaw mais nangu leen xajal. mais le foog leen xajal de
ku leen nangul xajal yow tamit bul wax loolu. mais su fekkee ne yow nangu nga leen xajal am na say. mais yow defal ndànk yow defal ndànk yow dans combien de pays en Afrique. ay borom 80 ans di diriger moi j'ai 70 ans. non d'accord j'ai 70 ans. mais dugal si xale yi tamit. xale na ay réew. tey ji gouvernement bi tey ji am tey ji ay xale ñoo ko jiite. mais premier ministre tey ji il est né en 1963. xale yi ma woon xale yi ñëwoon mu jaral leen ñu ñëw ba ci sama kër woo ma. xale yooyu dama dem fekk leen di waxtaan di leen déglu. di leen sa xalaat. lu tax ñoom duñu dem waxtaan ak nit yi loolu laa wax ensuite. yow lu tax nga bëgg a génne de force rek ñi mag ñi. non génnewoo mag ñi. waaw bu leen génne. non génnewoo parce que ñoom ñooy dimbale xale yi. d'accord li ma fi indi laa la wax ni la. d'accord naa moo di ñëw waxal leen. mais yow ñaata at nga ni politico ñaata at nga ni yaa ngi toog sa roq. maa ngi toog sama roq parce que gisaguma lu may xam. voilà ba ñoo dem di ma woo. ba ñoo dem di xooli ki fi toogoon bu njëkk. buñ ñëwoon ci man waxtaan ma. man leen du nii. def leen nii woo leen diw man bi ma maa jëkkee woo c'était pour me nommer ministre xam nga ko yëg nga ko maa ko Aziz ña ngi yaram mayal na ko yàlla yërëm xeral ka àjjana nu toog fii mais biñ ma wooy dama dem wooy cadre yi fi ne woon yow ci jamono ñu ngi dunde ñu ngi fi am nañu responsabilité yu mag dama leen woon wax la ca am ca gannaaw yàlla moo xam dégg nga li ma la man damay bokkaale lu ma am dama koy bokkaale ak samay mbokk damay dimbali samay mbokk. voilà très bien dégg nga xale yi ñoo ma fi indi tey li ma fi indi moo di moo wax. non li nga wax li moom déjà. li nga wax li moom leer na daañu. li nga wax ndax nit yi dégg ko. li nga wax ñi. nguur gi bàyyi xel ci nun. voilà ndax nun yàqu mais nguur gi bàyyi xel si yéen il faut ngeen bàyyi xel seen bopp yéen d'abord. ngeen organiser wu seen bopp voilà. c'est très important léegi nag professeur waxtu mi ngi dem parce que émission bi moom. defe naa ni mi ngi daw lu sore. du ñuy dell nag dugg ci benn aspect boo xam ni mënu ma la invité fii te duñ ci laal. muy diwaan bi nga bokk muy diwaanu Rosso. surtout seen village yi nga xam ni da ngeen fa dëkk. yéen les cadres ñi nga xam ne yéen a nekk fii depuis bi nga xam ni indépendance am na fii léegi ngeen jiita ci nekk ci poste yu mag yi wala nekk ci yenn institution yu mag yi. seen gannaaw da ngeen ko fàtte tey jii garab bi nga dëkk soo demee Kër Mour soo demee Bërëng soo demee Gaani soo demee feneen ak feneen ci goxaani Faas ak feneen soo fa dugg seen village yooyu gàcc lay doon ci ki dëkk ci biir dëkk boobu waxuma nag ñëw ba Rosso bi nga xam ne mooy capitale ba est-ce que aussi tamit yéen vous n'avez pas failli ci côté boobu ci seen mission en tant que ay cadre su ma waxee yéen képp kuy doomaanu tiroir boobu la est-ce que tey jii ni mu mel tey jii du doon loo xam ne gàcce la ci yéen. gàcce la te nun kay waaye du gàcce ci noonu itam boo ko seetee parce que yàlla dafa yemalewul ni baaram yi wutee la wërsëgu nit yi wutee bu doon sunu dëkk bu doon sunu sago ca njaago ba ca Kër Muur defaru ku nekk tabax sa kër baay tabax sa kër maam defaru ba jekk. et pourtant yéen a ngi tabax tey jii si capitale. waaw ñu ngi tabax ci pourtant tabaxu leen seen dëkku maam. waaw sunu dëkku maam. tey jii kenn ku nekk ci yéen su fa demee kër maam la fa am wala kër baay. man sama kër maam xam nga man bëgguma di wax ci man sax sama kër maam sama baay moo ko tabax ba pare sama mag ne fa. waaw dama la wax ni la doole moo yemewul. ñeneen ñi ñoo xool ni ñoom tabax nañu àll bi yëpp dafa am lu ñu teg seen loxo loolu yàlla def na doomu wolof yi teguñ ci seen loxo wala ñi mu am barewul dañ leen di lim. mais dégg nga maa ngi ñëw. mais professeur. maa ngi ñëw professeur. maa ngi ñëw. defar sa kër. maa ngi ñëw jël benn kër. waaw tabax ka fa même na fekk na sa poxos la. waaw waaye tabax nga ka. waaw ba soo wàccee ñëw am foo dal. waaw loolu dana jox jëmm dëkk bi nga bokk. waaw mais loolu amul si seen dëkkaan yi. am na suñu dëkkaan yi. tey jii bâtiment bu fa am baykat moo fa def. waaw d'accord parce que ñoo am xaalis ñeneen ñi ay fonctionnaire lañu ak ay ouvrier fonctionnaire yi. yow yàlla may la woon teraanga tey jii boo mën a samp benn. kër man am naa tabax naa man fi ma sama papa defoon defar naa ko maa ngi sant yàlla ak tabax Cheikh Khadim. sa kër waajur. man Ahmed dafa ma wàcc Rosso ak Garak Rosso la ñoo jënd def ko pour nu jàng école
yàlla def na dem na bi mu demee sama kër màkk këru baadoole ñooyu man waaye yàlla ak yonent ak Cheikh Khadim dimbale ba defar naa ko ba nit paat mën na fa dugg damawuma ko bàkkoowuma ko xéewalu ma yàlla ak yonent ak Cheikh Khadim defal ñoom itam bu leen yàlla defale kenn bañul sa dëkk kenn na bañul sa dëkk mais dama lay wax ni la doole dafa tuutante. loolu moom waaw loolu rek la du leneen. kenn warante wu kenn bañul ña ca Kër Muur ña ca Gaani ña ca Njaago ña ca kër ma dikk fii nu mu tudd kër ma dikke foo dem professeur. waaw ba tey d'accord ak man d'accord ak man ci wërsëg. parce que non waxuma wërsëg. non waxuma wërsëg. mais tey jii da ngay xool tey jii. cadre yi fi nekk yëpp yi nekk tey jii fii ci biir capitale du Nouakchott. kenn ku nekk fexe nga ba am sa benn poxos bu nekk fii si biir kër. waaw dëgg la fii ngay liggéeyee fii ngay defee. waaw mais tey daa gis koo xam ne soo ko laajee ni que kañ nga gëj sa dëkk maam dañ la wax ni la juróom benn weer daw ma fa. kooku am ñoo xam ne at demunu fa. kooku baaxul. waaw loolu laa bëgg nga wax ko. parce que tey jii yow xam nga tey. invité bi ma la invité yow miroir nga. waaw da nga bokk ci mag ñi nga xam da nga leen war a sargal. waaw d'accord il faut que ñu wax ko. mais il faut que aussi tamit. vérité boobu. nga oser wax que ñi nga xam ni ñoom ñooy cadre yi nekk yi fii. cadre yi te fàtti seen cadre yi te ku si dee ñu wax la yóbbu ma Garak wala yóbbu ma Kër Muur. dëgg la cadre yi am ñi xam nga ñeent nga tabax nañu fii il y a quelques années c'est récent kenn tabaxul woon amuñu woon ku ci amul logement da nga loué yàlla jamono mooy doxal jamonaam ba yàlla indee jamonaam xale yi tubaarkalla am nañu gis-gis tabax nañu mag ñi sax am nañu gis-gis tabax nañu am nañu fii dëkkuwaay yàlla na doon seen muur. bon léegi it bu yàlla indee dañ ko wax. nañ leen encouragé comme ni nga ko waxee ni nañu góorgóorlu ci defar seen i dëkk seen kamtalaayu kàttan ak seen wërsëg parce que man bëgguma ñaax kii nit pousse ki ci loo xam ne dafay metti te yàlla jox ko dégg nga. gàmm ba gàmm. waaw loolu daal mooy. waaw gàmm ba gàmm bu amee. mooy seen contrat bi ngeen contrat boobu ak seen dëkk. contrat boobu gënewul man day fii wax naa ko ñëpp a dégg wax naa ko ñëpp a dégg nañ wax naa ko samay mbokk. dama fi ñëwoon doon liggéey am naa retraite dellu naa damay dellu sama dëkk bu ma fi toogee 1 mois wala 15 jours rek demuma Rosso gisuma Garak day mel ne nekk mu ci. mais foofu laay waxee. waaw est-ce que tey jii loolu c'est logique. waaw nit ki jël dooleem yëpp def ko ci àll bi. déedéet soo demee ba sa doole jeex. waaw nga ñu xaaral nga yóbbu ma jege parce que fu mu nekk fi nii. waaw tey suba gannaaw suba yàlla mën na ma jël. wala koo xam ne tey jii su fi nekk fi lay nekk. xamul sax dëkk ba lu fa xew. waaw te su dee mënu yóbbu leen ma Garak. déedéet kooku baaxul mais li am solo encore ci laa bëggoon nga ñëw. moo di wax nga dëkk yi mais nañu wax pays bi. muy Rosso. Rosso la ñu war a wax. mais Rosso da ngeen ko dëkk la boo xam ni da ngeen ko bokk ak ñeneen. ñu ko bokkal fa la ñu bokk. voilà da ngeen ko bokk. fi la ñu bokk. mais dañuy lax nguur gi. dañuy wax nguur gi ñu dimbale nu defar dëkk yi wax nañ ko plusieurs fois ñu defar Rosso c'est lamentable fa laa jógee il y a un mois il a fallu benn taw bu ndaw pour que yëpp a baara kenn mënul sax dugg Rosso par Ndiourbel kenn mënul dugg Rosso par feneen mais donc nun te ñu wax président de la république ni que mu dimbale nun defar dëkk yi surtout que Rosso miroir la frontière la ñu defar ko mu doon dëkk bu potable au passage je te signale que ni Rosso dara boo laaj la amul le circuit de distribution même le circuit de distribution alimentaire xaw ma yeneen dëkk mais Rosso mi ngi ne à 204 y a rien au marché y a rien fa laa jóge amul dara. lan mooy solution bi. solution bi moo di état bi na toppatoo circuit bi le conseil le président du conseil régional na taxaw man dama ko bëgg a gis sax mais na taxaw pour dëkk yi. mais est-ce que yéexul depuis boobu ba léegi. ñaata yoon laa ko wax. mais lu tax defoo démarche boobu depuis boobu ba léegi monsieur Fall. mais boobu amul président conseil régional amul. xam nga président conseil régional yëguma sax nit bu ñuul bu ci bokk neexul nga dégg ko ñoo ngi fi plus d'un an yëguma sax nag ko fa bokk ci ñun amul conseil régional yëguma ko fa bokk loolu mooy seen taxawaay rek waaw xam nga yéen a ngi déedéet nit lu mu bokk dañ ko cee boole parce que yow tey jii parce que tey jii yow cadre nga kenn werantewu ko mais da nga lâché toog sa roq déedéet kenn boolewu mais kenn déggu la fenn mais kenn gis la fenn. yow ñaata politicien ci doomu wolof yi wax ma dama bëgg nga jël ñu seet depuis ak tey ban cadre Mauritanie moomu ëpp li mu wax ci rajo yi ak média yi ak télévision yi
30 ans maa ngi wax mën naa la wax bi ma jógee France ak tey maa ngi wax ci sama réew. non mais wax ak teg dara sa fan laay ça fait deux. bokkuma parti yaxuti bokkuma parti ma dem di wax fan. waaw léegi soo bokkul parti lan nga bëgg occuper léegi tey. ba dara ñëw fii Mauritanie li muy mel xam am na loo bari xamuloo ko dégg nga dama la koy wax dafa am lu bari ci loo xamul fii doo ñëw rek daal di nekk surum ci loo xamul dégg nga xam nañu doom yi xam nañu nu ñu day l'État connaît combien de fils il y a dans ce pays qui sont-ils combien ils sont quelle formation ils ont su ko bëggee 1 minute à la seconde on ouvre le fichier national. mu jël leen tey Cheikh Mbacké Fall a des ambitions politiques. waaw. am nga ambition politique tey jii au niveau de Rosso. waaw je peux te dire oui. ban ambition politique ambition politique bu ma am. moo di ma toog bay dëju jàppale samay rak. dëju fan jàppale cadre yi. ban dëju fan fu ma mën dëju fu ma mën dëju. ah mais non mais fu mu mën dëju c'est vague. ah bon. ah waaw fu mu mën dëju c'est yow vague kañ la doon réew bu noo jël ne diw mi seet lii mooy. non mais soo bekkee da nga am ambition politique. waaw politique suñu ko waxee. waaw mooy la municipalité. la députation. dafa am sa base politique wane sa bopp. waaw foofu laa nekk. mais fan nga ci bëgg laa wax. fu ma bëgg fu ma bëgg yëpp fuy pousser réew mi ñu jëm ci kanam parce que fu ne mën naa fa toog man fu ne mën naa fa toog. tey jii élection yi di ñëw. man tey jii Cheikh Mbacké Fall tey jii dana taxaw pour demander la mairie de Rosso. ça dépend nu muy ñëwee xam nga maire lu tax bëgguma ko bëgg naa ko lool mais xam nga lu tax du ma ko jël. je ne veux pas décevoir mes compatriotes mes concitoyens. mais élection yi parce que mairie boo ko jëlee sama jarbaat mi ngi foofu Bamba joxuñu ko lu mu nettoyé sax mbedd mi. mais mi ngi def mi ngi lan lay def mais mi deful dara. mais mi ak dooleem. li ko amul lu mu ko defee man je ne le blâme pas. mais dama ne il faut qu'on lui donne les moyens. mais est-ce que tey jii jotul aussi tamit que ngeen di xoolaat si seen falin ñi nga xam ne da ngeen koy fal ñi parce que nit ku amul relation ngeen fal ko aussi tamit est-ce que loolu. du pénaliser aussi xam nga wax ji dañu ko yeggagul wala jeex na gaa dama ni Mauritanie dañu seet d'abord ni ñu fale nit ki jëkk président de la République dama ni il va falloir faire de grandes réformes autour du poste du président de la République. Président de la République dañuy seet nu ñu koy fale dañuy seet moom moo di kan dañuy seet fu mu jànge dañuy xool moralité am dañuy xool yaram dañuy xool xam-xamam dañuy xool ndax il est démocrate. mais est-ce que tey jii kooku. dégg nga kooku du ci président de la République mais dafa war ci député bi. mais est-ce que tey jii kooku c'est maintenant tey jii. oui xam nga il faut toujours vivre d'espoir xam nga noonu suñu espoir moo di ci le président Ghazouani mu jaar fi dimbale nu dimbale. li mu tegugum tey jii sa kanam. mu def am nga ci yaakaar. am naa ci yaakaar parce que def na benn at bi kii nu mu tudd coronavirus ak kii dugg na ci atam def na ci lu mu mën def na ci réew mi dimbale na leen dimbale na ñuy faj dimbale na parti yi duggante na ak ñoom. et d'ailleurs la Mauritanie bokk na ci tey jii. réew Afrique yi nga xam ni. au niveau international. bi ma gën a xam mi ngi def lu depuis le sommet de Dakar ak tey yàlla defal na ko sutura. ay kii international mi ngi dox. mais dafa am des problèmes au niveau interne laalagu leen. le passif humanitaire laalagu. mais est-ce que le problème de l'esclavage mu jeex définitivement ñëpp a yem. est-ce que nekkul ci plan d'action. mais dafa yéex na ñooyu la ñu bëgg mu jëkk la cohabitation nationale mu yi ma laal léegi. ñëpp a yem ñëpp a bokk. ñëpp a dugal seen loxo. yooyu defagu ko. dégg nga bonne gouvernance bi mi ngi ci. yàlla na continuer. am nañu espoir ci suñu justice. am nañu espoir ci si président li mu wax ni séparation de pouvoir daf koy respecté dina bàyyi justice doxal yëfam justice nag ñu itam am nañu confiance justice suñu réew mu jaarale mbir mi fa mu war a jaare waaye li may wax li ci gën am solo pour Mauritanie du tëj ay nit pour Mauritanie peuple bi li mu def li peuple bi ànd na ci réew mi ànd na ci waaye nag peuple bi ak nation bi dañu bëgg mu delloo réew mi seen alal xaalis yi ñu jël yi suuf si ñu jël yi l'école yi ñu jël yi
place yi ñu jël yi. mais loolu defe naa ni ñoo ngi ci. waaw mais dañu bëgg a déet ñu ngi ci waxam mais dañu bëgg alal ji. ñu delloo ko peuple mu dellu trésor public. dégg mais loolu kay defe naa ne. monsieur le député loolu leer na defu ko déedéet leerul kooku mi ngi ci yoon non mais il faut mi ngi ci yoon. mais mi ngi ci yoon mais il faut que aussi tamit ak dal. waaye xoolal man nii laay wax mu ñëw non waxuma ni nga waxee. waaw waxuma sax mi nga wax dama ni est-ce que jotul tey jii comme ñu ngi ubbi ay procédure di dem ci yoon boobu est-ce que jotul tamit que ñu bàyyi. jot na jot na ñu bàyyi mu egg. ñu ngi ci ak wax naa la li mu wax ni moom la wax ñun ànd nañ ci peuple bi ànd nañ mais dama la bëgg a wax ni la yaakaar nañu suñu justice. yaakaar nañu président la li mu wax. yaakaar naa ñu ko mais dama la bëgg wax ne peuple li ko suuxal moo di. alal ji nu mu mënti day suuf si suufu jéer ak suufu waalo suufu biir dëkk bi. alal ji nit yi jël di ko kii peuple bi dafa bëgg ñu delloo si ko ay tëj kasoog yooyu. nga dem yóbbu alal ji kooku peuple bi wax ko nation bi. voilà kooku yoonu justice la ensuite dañu bëgg a bonne gouvernance bi. doon luy départ li continuer. waaw kooku stop. très bien kooku yoonu justice la kooku defe naa ni. dépassé na la daan ci xam li nga xam ne moom la ci justice. di def ëllëg. émission bi jeex na au demeurant itam ci aspect boobu. émission bi jeex na. benn minute rek ñu tëj. parce que émission bi jeex na parce que temps la ñuy demee. maa ngi remercier deux de nos juristes. Mohamed Salah bi mu waxee problème wax ci ab mbir yi kan mooy atte ak ku dul atte bay mu leeral ko def article bi mu def. c'est l'un de nos brillants juristes Mohamed Salah. fa la débat bi clôturé. Gurumolo wax na ci. fa la débat bi clôturé. jeex na. très bien ñu jaar dafa nag pareeguma. non mais léegi Gurumolo je vous en prie maa ngi koy remercier. voilà ci li mu wax ci askanu olof yi. très bien waaw très bien voilà très bien léegi dama bëggoon rek nga tàggoo ak say mbokk tàggoo ak téléspectateurs yi daanu amaat beneen occasion ñu jox la ko ndaxte xëy na temps bi mayu na ko on a même dépassé le temps. lan ngay tàggoo léegi li may tàggoo moo di seconde rek. maa ngi ndokkeel réew mi di leen ndokkeel ci at mu bees mi. di ñaan yàlla coronavirus Covid 19 jóge fi. di leen xamal itam ni leen coronavirus. jeexul de. jeexul boo demee ci nit yi nga dem Rosso nga dem feneen Nouakchott dafa mel ne nit yi dañuy jeex na. nañu gëm yàlla gëm nañ ko. wekku ci yàlla. waaye nañu def li ñu leen wax ba tey ndax coronavirus am na. nañuy sol seeni masque te di moytu. bay yàlla dimbale na moom. ba mu jeex ci jàmm ak salaam. di ndokkeel réew mi di leen jaal di leen souhaiter ci atum jullit mi at mu barkeel bu naree ñaaw yàlla na mel ne daaw. bu mu mel ne 2020 ren moom 2020 moom bu mu mel ne moom. di leen gërëm di leen sant di gërëm réew mi yëpp. jërëjëf professeur Cheikh Mbacké Fall ma fàttali ni moo doon sunu gante ji professeur Cheikh Mbacké Fall nekkoon koo xam ni ku nu ràññe woon la ci université bu Nouakchott mu am fa ak maanaam jàngale fa ay lu toll ci at yu bëri jàngal fi cadre yu bëri ci biir réew mi nekkoon tamit ancien député à l'Assemblée nationale nekk cadre boo xam ne tamit que ci communauté wolof bi nga xam ne fa la bokk. di koy gërëm di ko jox daje incha allah ci beneen yoon di gërëm également sunu maanaam cadreur tey jii ki nga xam ni moom mooy Chérif Ahmed Ould Mouhamed gërëm aussi tamit Mouhamed Mbodj mi nga xam ne moo ànd ak ñun ci cadrage bi Mouhamed Bakar nekk fële ci wàllu inject Tijani nekk ci wàllu son suma réalisatrice Maymouna Idumu di ko gërëm di ko sant bu baax a baax waaye Mouhamed Lemine Diallo ci wàllu montage bi moom tamit di ko gërëm di ko sant di gërëm également Léna Dieye ci portrait yu am solo yi nga xam ne mi ngi koy defal sunu invité leen jox daje incha allah samedi bii di ñëw ci beneen émission ci beneen kàngam bu réew Mauritanie yal na yàlla def jàmm ci biir mi yàlla muccal nu muccal leen digal nu ci géej xéewal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.